Seydina li nga xam ne moo fi mujjee xew affaire université fee la fekk yaakaar naa ne ndax démb rek la loolu am muy jëf joo xamante ni c'est un scénario qui s'est répété tout le temps mi ngi am chaque 2 ans wala chaque 3 ans am na tey loolu ban résumé nga si def ban jàngat aussi nga si am. parce que yàlla dafa defal ba ñuy wax léegi nii rek maa ngi gis ñett oto GMI ñu ngi fees dell ak seen i barrage di romb du ñàkk xaw ma fu ñu du ñàkk université wu Thiès wala feneen la ñuy dem. tout d'abord damay jaale famille Fallou Sène ñi nga xamante ne moom moo la ñu boom démb mu nekk loo xamante ne lu tiis la lu ñuy naqaru la yaakaaroon nañu en 2018 lu mel nii dina jeex ginnaaw ba ñu jooyee kii di Bassirou Faye noppeeguñu ku ñëw ay ñoom Mamadou Diop ay ñoom dem si yàlla Balla Gaye étudiants yu bari yoo xam ñu ngi leen di jëw taxaw di leen rey pour lan bourse pour lan lekk gu bon loolu rek moo tax. naka la ñu war a mën a comprendre en 2018 un étudiant doit verser son sang pour percevoir sa bourse Sénégal rek la am bourse boo xamante ne tey jii 60 € la 36 000 francs bu booree ba bari te pourtant tey jii ñoom consul yeeg ambassade yi ñoom seen i jabar dañu fay bay fay seen i jabar 400 500 000 te du tardé jamais ministre yi seen salaire du tardé jamais député yi seen salaire du tardé jamais. tey secteur yu am solo yi nga gis Sénégal yëpp ñu ngi jooy boo demee ci éducation ñu ngi jooy xaalis la ñuy jooy boo demee ci santé ñu ngi jooy xaalis la ñuy jooy boo ñëwee ci étudiants yi ñu ngi jooy xaalis la ñuy jooy man damaa toog ak ay douaniers ñuy waxtaan plus de 20 minutes sama aqula taala lay wax lu ñu ma wax ci Sénégal yëpp ma toog ak ay gendarme plus de 15 minutes ñuy waxtaan lu ñu ma wax ci Sénégal yëpp man bu ñu ñëwoon réew mi ngi dox dañuy nax seen bopp te lii xaw université nag dañuy fàttaliku nguur bi waaj a daanu étudiants yi ñoo lay daaneel. te lu ñuy def nii yàlla xam na ni tey jii yii dinañu ko àtte ak ñoom parce que dafa métti ay xale ñu nga jël ay autopilot di accélérer seen kanam di leen dóore ay xeer ay liif nga leen ni mel ni loo xamante ne tey jii jamonoy esclavage lañ ko daan gis di dugg si néegu étudiants yi di leen lakk di dégager ni di leen wéq si temple du savoir nga dem di fa def loolu yóbbu fa ay livre yóbbu fa ay bibliothèque yóbbu fa leneen lu dul ay grenade la commencé ay barre réel nga leen di dóor. parce que su ma déggee déclaration bu ministre de Augustin Tine wax man dafa maa tiital je pense que dossier bu ñu ne dañ koy def pour enquête moom en tant que un ministre de la République war a ci woon wax. moom def na jugement ba pare jugé na ba pare te pouvoir aussi état bu ñëwee moom la ñuy gën a dëggalaat pour man dossier bu nekk pendant le jour waruñu ci taxaw di ci wax boo mu ñëwee ne nañ yoon def ay liggéeyam on va situer les responsabilités même loolu terme la boo xamante ni sax. ba ñu ko dalee wax ba lu mës a xew Sénégal loolu la ñuy wax te mosuñu gis ay responsable yoo xam situé nañ leen donc dossier la boo xamante ne ku gën a nooy bopp si ñoom kooku la ñuy jël jàpp yóbbu tëj. ministre waxam jooju noonu ndax boo ko déggee di nga jàpp ne lii dina mujjee fenn. non man gëmu ni dina mujjee fenn parce que moom déjà àtte na nee na gars yi dañoo ñëw dal seen kaw légitime défense dañ koy tuddee étudiants yoo xamante ne yaruñu arme yu tax nga walee mën a tirer seen kaw étudiants yoo xam lu ñuy ñëw dañ ne. yéen ñu waroon a fay ñu leen te fi nekk ni xiif nañu war nañoo lekk ngeen jël leen di leen ci massacrer comme ça dafa ñaaw Sénégal on a tout vu boo demee tey université bu Thiès ticket restaurant yi couleur marron beige lañ ko def kenn waxul maire yu nekk Sénégal yëpp marron beige lañ ko def kenn waxul boo demee hôpital Dantec marron beige lañ ko def kenn waxul Sénégal lépp loo gis marron beige lañ ko def kenn waxul donc boobu Sénégal wax dëgg yàlla wàccoon nañoo Macky Sall. li ñuy bàyyi muy dem yëpp bu doon yeneen réew yi waxatuñu ko lii di xew université moom encore une fois dañu koy ñaawlu di ko ñaawlu ba fu ñaawlu yi war a mën a yem